salaamaaleykum wa rahmatullah ñi ngi nuyu ñi fi teew ñëpp jiital ci nuyoo bi suñu président suñu responsable moral Cheikh Seyd Mouhamed El Moustapha Sy dégguma tàccu nag moom buñ ko tuddee sax waxuma tàccu mais li anglais di wax standing ovation la ñu war a def ndax lii nuy def lépp yàlla ak taxawaayam la kon moom la ñuy jiital ci nuyoo bi jël nuyoo bi yépp nag teg ko ci loxo capitaine comme niñ koy faral di waxee chaque fois maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy xale yépp tàccu nañu ak mag ñi sax xam naa ndax jeunesse bi ñëw moom jataay bi tey waaye di nuyu ñi ñu fi fekk ñuy ay responsable moo xam ñu nekk ci parti bi wala ñu nekk ci daara ji te it loolu damay jàpp ne war nañ ci fier chaque fois di wane ne ay militants purs lañu mais ay moustarchid lañu même bu fekkee sax am na ñeneen ñoo xam ne ñun ak ñoom ñoo bokk cause bi te bokkuñu ci wàllu daayira bi loolu yàqu ci dara ndax pour man valeur ajoutée la di nuyu ñi ñu bokkal taabal ji le président de séance di sëñ Mansour nga xam ne li mu jot a wax rek ci ay notion suñu ko bàyyi woon mu développé thème bi di nuyu di ziyaara soxna Aïda Sarr doyen Gora Gueye bi nga xam ne mooy suñu mandataire mooy suñu formateur sax en politique fii ci Louga ndax yaakaar naa ni ci ñi baliser le chemin en politique ak ci wàllu daara ji fii ci Louga ci la bokk kon moom dañ koy sant waaye nag ki ñu waroon a jiital mooy oustaz Mbaye Diop mi nga xam ne tabarakallahu mooy suñu oustaz di lépp ak oustaz Ahmed Sow bi nga xam ne moo jiite la section communale de Louga oustaz Amadou ak tous les responsables ku lim rek da ngay fàtte mais mention particulière aussi jigéen ñi waaw les femmes pures ñu ngi leen di beral nuyoo mais di nuyu aussi les benjamins purs mais di nuyu aussi la jeunesse pure xam nga loolu rek dafa am lu muy wane c'est le seul parti boo xam ne am na ci biir structure am lu tudd les benjamins purs benjamin waxuma jeunesse de benjamin pur dafa am jeunesse pure am mouvement des femmes am ak senior am kon wane na ne politique âge boo toll war nga ko def ni ñu war a initier nit ki ci xam-xamu diine noonu lañ ko war a initier ci politique ngeen jox ma nag thème boo xam ne thème bu doy waar la ndax yaatu na lool ba lépp xaj mu jeunesse et politique baatu politique nag doon naa ko wax ci tournée bi intellectuel yi nga xam ne dañoo jàng tubaab buñ koy firi rek dañuy gaaw a dellu ci téere yi nga xam ne moom la penseurs occidentaux yi bind bu ñu tuddee politique bu dee socialisme nga xalaat Karl Marx xalaat Simone de Beauvoir xalaat keneen ak keneen bu ñu tuddee libéralisme nga xalaat keneen ak keneen or que li ma jàpp man mooy li ñu war a njëkk a def ñun cette nouvelle génération mooy redéfinir la politique te teg ko ci dégginu mag ñi fii ci Sénégal xam nga léegi le président de séance bi muy wax ci politique kenn ñaar la fi cité Mamadou Dia Serigne Cheikh et ça c'est très important ndax fi ñu njëkk a naxee mooy wan gin ñu wan nañu politique bi ñoo leen ko jàngal état ñoo leen ko jàngal et pourtant am na lu nu mën a
ñun en tant que ay sénégalais en tant que ay africains am na luñ mën a teg suñ loxo wane ne ay système politique yoo xam ne nii moo jiitu woon fuuf tubaab yi te gën leen a rafet doxalin te muy suñu héritage. ñu am ay mag ñu xereñ ñoo xam ne jàngal nañ ñu nan lañ war a politiquer te mu gën ñoo jig fuuf ñu jëggaani dégginu Occident ci politique. yaakaar naa loolu lu jara bàyyi xel la. xam nga coow laa ngi ne kurru ci dëkk bi pour lan ndax benn code électoral bu ñu bind ne nangam lañ war a tànne bu ñu tàngam nangam lañ tànne ñu bind ko ci langue boo xam ne du suñ langue du langue du ndangu cosaanu réew mi ña ko bind fañ inspiré woo lañ inspiré wu bokkul ak suñuy aada mu indil ñu lëj-lëj. xam nga damay wax toujours ne système bu nekk mën na régler ay crise yi mu jur parce que boo tegee système bu système ba juree crise système ba prévoirale na ay solution mais xam nga lan mooy problème mooy système boo xam ne nii dëkku fa nga indi ko mu fay gan kooku bu fa juree crise ba kenn du ko régler mu indi pëccëxoo mooy li sëñ Cheikh waxoon pëccëxoo politique pëccëxoo aada pëccëxoo diine. kon thème la bu am solo te buñ dee dégg ci déggin ci wàllu politique Mansour dafa tudd Mamadou Dia tudd Serigne Cheikh même ñun suñu responsable moral mën nañ ko tudd ci wàllu jàngalinu politique. li ñu tuddee maquillage te mooy jël mbir peinture ko peinture ba ku ko xool jàpp ne jag na fekk jagul te loolu buñ ko tuddee suñ mbokk jigéen ñi ñu bal ñu donte xam naa les femmes pures bokkuñ ci da ngay gis kanam goo xam ne buñ ko rëddee ba pare mu dugg ci salon bi ba pare génn da nga naan ndax ki ma romboon fii léegi moom la wala keneen. nee na ni ko jigéen di defee ba bu génnee ñu jàpp ne keneen la nee na ñu yore suñu nguur yi ak suñu état yi noonu la ñuy def. waaye nee na loola nag comédie la gën a jege comédie muy théâtre mooy li xale yi doon def léegi waaye nee na comédie booba lu mu yàgg bu peuple ba tàyyee comédie ba dafay dañ ñu jàkkaarloog réalité te réalité bi mooy li ñuy dund. ñu ne la hôpitalu Louga am na soxna su fa doon am doom faatu problème sanitaire am na ñu ne la enseignants yi grève nañu ndax état dafa diggante woon ak ñoom la mu diggante woon ak ñoom jox leen ko problème éducation am na ñu ne la baykat yi am nañ problème mu engrais posé wu na problème wu bay ba pare jaay la ngay bay posé wu na problème mu agriculture posé wu na muy secteur primaire noonu nga koy toppee secteur par secteur nga gis ne ay problème kese ñoo fa am. xam nga lan moo tax c'est un état importé dañ ko jëggaani ni ñuy jëggaanee mbaxane di ko jëggaani dàll di ko jëggaani costume noonu lañ jëggaanee état bi nga jëggaani système politique jëggaani système judiciaire balaa suñu intellectuels yi am lu leen neex ñu daal ne France la référence c'est la France constitution française ak code bac nangam foofu la ñuy inspiré woo et pourtant am na lu ko jiitu woon fii ci Fuuta gii te seen révolution moo jiitu la révolution française les Almaami yi nekkoon fii ci Fuuta defoon nañ fii un état théocratique même les Lébu à Dakar mais c'est un état waxuma nag yeneen yi nga xam ne nii moo amoon fii ci Afrique kon état importé boobu nga xam ne ni moom lañu importé moo tax politique lëj bi mu ñëwee ci suñ gox yi kooku nekk benn problématique bu sérieux beneen problématique bi ci politique mooy que dafa nekk loo xam ne dafa yóbbaale lépp xam nga dafa am benn bindkat bu ñuy wax Pierre Bourdieu xëy na ñi def sociologie xam nañ ko c'est un sociologue français daf doon wax ne pour changer la vie il faut changer la vie politique nee na ku bëgg a soppil dund politique
dundinu politique bu soppeekoo réew ma soppeeku mais dundinu politique tant que soppeekuwul réew ma du soppeeku kon loolu it dafay am lu muy jàngale ci problématique gu politique ak ni mu nekkee loo xam ne nii lu xaw a doy waar la beneen problématique bi may posé muy problématique gu jeunesse li ñu tuddee ak ndaw nit ki fi mu juddoo ba fi mu amee 18 ans selon texte yi nga xam ne nii moom la ñuy jëfandikoo dañuy jàpp ne xale la boo demee ci lislaam sax balañ laa def taklif maanaam balañ laa togg jëf faw nga àgg ci âge de maturité âge boobu am na ñu ko yóbbu ba 45 ans ñu ne mooy jeunesse mooy ak ndaw mais problème bi mooy li ñu war a njëkk a laaj mooy ndax la jeunesse c'est un problème biologique la wala li waa ji waxoon la jeunesse ndax une période de la vie la wala un état d'esprit la wala tolluwaayu dund la bu dee tolluwaayu dund mën nañ koo natt ci ay at ñu ne ki am 18 ans ba am 45 ans jeune la bu ko weesoo nekk na ci âge adulte bu ko weesoo dem na ci màggat te général de Gaulle moo daan wax naan la vieillesse c'est un naufrage nee na moom ak màggat nee na ni mu ko firee mooy bato bu suux ndax noonu loolu mooy jeunesse am na nag koo xam ne moom nee na d'accordul daf ne on ne devient pas vieux parce qu'on a vécu un certain nombre d'années on devient vieux parce qu'on a déserté son idéal nee na ak màggat ñu ngi koy natte ci ki tekki pas-pasam ak i conviction ak lam doon diir jëm ko ci dundam bis bu ca génnee nee na kooku jàpp na ne màggat na waaye nee na nit ki tant que am na gis-gisu nu dund bu tegu ci yoon mu koy gëm di ca def dooleem ak kattanam il restera jeune éternellement mooy li ñu tuddee l'éternelle jeunesse mooy koo xam ne nii du màggat parce que ay conviction du ñu màggat pas-pasam du màggat taxawaayam du màggat kon loolu lu jara téye la ndax état d'esprit la wala âge la parce que buñ ko delloo ci âge dafay banal buñ ko delloo ci état d'esprit nag dafay am sens ndax jeunesse mooy période bi nga xam ne ci la nit ki war a gént te nit dañ ne bu géntul fa mu jëm du sori quand on n'a pas rêvé trop jeune on ne peut pas être le vecteur d'un grand destin pour nga nekk le vecteur d'un grand destin maanaam koo xam ne nii da ngaa diir fu nar a sori da ngay gént bi nga nekkee ndaw gént ga nag mooy lii laa bëgg ci sama dund te danaa jóg pour diir ko pour jëmmal ko rêve boobu la ñuy wax waxuñu rêve caameen bi lekk cereem ba suur tëdd di gént di naan ndox mu sedd ndax cere jam reere mu bari loolu gént bu banaan la adraasu axlaamin la foofu mais gént gi may wax mooy gént gi nga xam ne ni nit day toog rêver la pasteur ba nu ñu koy tuddee nekkoon États-Unis I have a dream Martin Luther King I have a dream gént googu mooy gis-gis bu sori bi ngay am ci ne yow am na loo bëgg a nekk ëllëg mooy bi ñuy def année de la jeunesse te gis nga loolu la sëñ Moustapha jàngale bi ñuy def année de la jeunesse badge bi nga xam ne nii moom lañ defaroon dañu un jour je serai def 3 points d'interrogation maanaam un jour je serai boobu mooy ñi ngi lay géntuloo pour ëllëg li nga war a nekk un jour je serai président de la République bu ma ko nekkee danaa fexe ba réew mi askan wi nangam lii ma gis ci sama gox ñu koy dund nangam un jour je serai le ministre de la santé parce que mooy lu ñu tuddee le porteur d'une cause noble xam nga léeg-léeg porteur d'une cause noble maanaam léeg-léeg nit dana ko dal
mu jóge fa jur ci moom déclic ak prise de conscience mu ne plus jamais ça. nit dana dem ci hôpital ñu maltraité ko mu jóge fa révolté daal ne problème de santé bii danaa ko faj damay engagé wu politiquement pour la cause sanitaire. nit ki parce que dafa dund injustice bi wala mu dund métit bu jur ci moom mu ne nangam loolu la ñu tuddee le porteur d'une cause. moo tax ma ne rêve boobu jeunesse c'est le moment des rêves waxuma de l'utopie de le moment des rêves c'est le moment de l'énergie énergie débordante mooy ab taaqa taatun fi taaqatin aw sawlatun didda tawaani ni ko maam Cheikh jàngale muy énergie boobu nga xam ne nii moom lañ soxla. kon problématique jeunesse mi ngi noonu ku yëg ci sa bopp loolu xamal ne jeune nga mais ku yëgul ci sa bopp loolu boo amee fukki at ak juróom-ñetti timit wala ñaar fukki at wala ñaar fukki at ak juróom timit xamal ne màggat mu xëbbi daas nga. parce que ndaw day gént pour ne ëllëg nangam mais ndaw lu dul gént te lii rey ndaw di gént système a koy def mooy briser say ambition la Sëriñ Cheikh tudde woon siyaasatu ruuma al qadima mu ne Rome antique amoon nañ politique bu bon boo xam ne kenn du am ambition ñu ne lu tax mu ne parce que daañ leen jox ñu lekk ba suur ñu foloo leen waaw mburu ak stade ba nit ki bu lekkee mburu ba pare ñu dem ca stade ba du am temps bu mu xalaate lim nekk lan la. kon loolu ku ko def jeunesse rey nga ko. moo tax ma ne ku yëgul ci sa bopp loolu seetaatal sa bopp doon tey fukki at ak juróom-ñett am ñaar fukki at ak juróom nga am xamal na yow jeunesse nga ci âge mais du jeunesse ci état d'esprit te dañoo war a nekk jeune ci âge ak ci état d'esprit. beneen bi ci problématique jeunesse ba tey dañ ne jeunesse mooy principal moteur de l'histoire mais principal moteur de l'histoire boobu maanaam mooy li yëngal histoire muy dox ni oto di amee moteur boo xam ne nii bu tàkkee oto bi mën a avancer dañ ne jeunesse mooy moteuru histoire mais dañ ne moteuru histoire boobu dafa mujj nekk benn instrument boo xam ne ñi yore nguur yi ñi ngi exploiter ay qualité am ak ay défaut am pour seen intérêt qualité jeunesse bi ak défaut jeunesse bi parce que nit ni nga mën a exploiter ay qualité am noonu nga mën a exploiter ay défaut am moom la sëñ Moustapha jàngale woon ne Senghor dañ ko laaj ne ko noo mën a gouverner sénégalais yi ak peuple bu compliqué comme ñoom mu ne leen ci seeni défaut laa dëgg pour gouverner leen. réew mu bëgg xëccoo bëgg détail bëgg yu tuuti bëgg péccëxoo bëgg nangam ak nangam bëgg daraja bëgg siisante añaanante mais yilif leen yomb na parce que cause noble boo fi teg yu sew yooyu yàqu ko parce que da ngay xam fi ngay jaar ba féewale leen tasaare leen pour que li nga xam ne nii teg nañ ko diir nañ fa jëmale du sotti malheureusement moo tax loolu la bi ci des ci problématique jeunesse bu ñu ko indee nag ci Afrique ak ci Sénégal muy dañoo seetlu ne ñun suñu réew jeunesse jeunes yee fi ëpp ak jigéen ñi jeunes yi ñoo fi ëpp da nga dégg sax léeg-léeg ku ciy wax maa ngi gis ku ci bind daal ne une population jeune est-elle un atout ou un fardeau ndax atu la bu état yi mën a jariñoo wala ab yan bu diis la bu tegu seen kaw maanaam ñiy wax ne jeunesse yan la bu diis ak ëmb la bu diis buñ teg ci loosu état yi xam nga lan moo tax ñu delloo ko foofu mooy jeunesse moo soxla liggéey moo soxla samp kër bu dee ku jigéen ki moo soxla am borom kër bu ko góor ki moo soxla am soxna moo soxla wut liggéey moo am nangam ak nangam ak nangam te satisfaire loolu yombul mais ñi nga xam ne ñoom atu lañ ko jàppee
mooy xayawiya maanaam énergie bi ci jeunesse bu fekkee ressources yuñ mën a liggéeyee ma nga fa jeunesse atu la ndax am na réew yoo xam ne nii li ñuy jooy mooy amatuñ ay jeunes le vieillissement de la population demal Europe looloo fa xew gis nga am na suñ benn professeur ca Sciences Po wala bokk CDS monsieur Collier c'est un français daf daan wax naan boobu Russie gi la daan wax fekk ñuy def benn débat sur la Russie mu ne y a un médecin russe boo xam ne nii daf ne woon nous avons atteint notre fond génétique ñun fi ñu mu ne ñoom fi ñu àgg ci wàllu croissance démographique nii rek suuf rek lañ mën a jëm mais mënatuñoo jëm kaw. am na benn forum bu ma mës a participer un jeune français boo xam ne mi ngi jóge ministère de la défense bu France fekk ñoo dendoon mu ne ma monsieur Sarr vous avez une très grande chance vous en Afrique mu ne ma parce que vous êtes en pleine croissance mu ne ma ñun suñ croissance jeex na suuf rek lañ mën a jëm kon jàpp nañ ne jeunesse atu la bu fekkee ne dañoo nekk ci réew moo xam ne actuellement li fi nekk ci ay ressources naturelles yuñ mën a exploiter mais bala ngay jàmbat ñàkk parce que la pauvreté c'est pas une infirmité c'est pas une fatalité aussi maanaam ñàkk du laago ñàkk aussi du lu yàlla décréter rek teg ko ci sa kaw mënees na cee génn réew mu am ndox am jant am suuf buñ fa jooyee ak ñàkk ba pare am population bu jeune buñ fa jooyee ak ñàkk ña ko jiite ñoon na sax te waa réew ma seetaan leen mais jaaduwul donc c'est ça le problème donc kon fii mën nañ jàpp ne la jeunesse est un atout bu fekkee nag kon noonu la demee wax naa leen politique ak importance bi mu am ma wax leen jeunesse ak importance bi mu am kon ñaar yu am importance bu ñu taxawee lu ñu war a def roofaloo rek bu jeunesse bi roofaloo politique bi Afrique Sénégal dem Afrique dem te mën nañ yóbbaale àddina bi loolu moo tax yéen da ngeen ne jeunesse et politique man ma ne jeunesse et engagement politique ndax loolu mooy quintessence maanaam mooy yuqutem bi ndax dafa am benn bindkat bu ñuy wax France Fanon xëy na am na ci yéen ñu jàng ay téereem am na téere bu mu tudde woon peau noire masque blanc maanaam der bi de ñuul na waaye masque biñ ca teg moom bu weex la maanaam ñi nga xam ne nii africain lañ ci der waaye ci xalaat ak ci lépp ay tubaab lañ dafa waxoon ne citation bu am solo la bari na luñ koy tudd ndax jàjj la ci ndaw daf ne chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission la remplir ou la trahir daf ne génération bu nekk war naa am yitte ba xam lan mooy mission génération bu ne nee na war naa am yitte ba xam lan mooy mission nee na bu ko xamee nag ñaar rekk am mu am fayday matal ko wala ne yàcc mission tardé te mission yooyu politique daf cee bokk parce que dañ ne dëgg ak neen ñoo fi nekk lu baax ak lu bon mais dañ ne neen fu mu gañee ña war a taxawu dëgg ñoo seetaan waaye lu bon tamit fu mu jëlee ndam li ña waroon a taxawu lu baax ñoo ko seetaan te loolu moom mooy li nga xam ne nii moo mës di doxal àddina bi léegi nag kon engagement politique mooy yitte ji ndaw war a am ba ne lii nekk ci réew mi sama loxo danaa ko dugal ci biir waaye bi nga ne bëreet pour ne conscient naa man en tant que jeune war naa engagé wu jóg dem ci ndax wax nañ ne la politique am na solo nga ne waaw ñu ne la ndaw nga te ndaw dafa am solo ci histoire ñu ne waaw
ñu wan la ne la génération bu nekk am na mission daf ko war a taxaw nga ne waaw nga ne ah kon nag de man naa ci dugg nag waaye dañ ne bi nga ne bërit ni naa ci dugg am na yu taxaw nag muy les facteurs bloquants pour engagement bi facteurs bloquants yi mooy yi nga xam ne wala les facteurs décourageants sax laa ko tuddee les facteurs décourageants mooy ndaw li bi mu bëggee engagé wu ci politique dafa am yoo xam ne bu ko xoolee ci pénc mi rek mu découragé ko bokk na ci ni politique bone maanaam ni image bu bon bi politique am ba nga xam ne moo jur li ñuy tuddee le désenchantement koo tuddal politique rek mun la accam koo tuddal politique rek mu ne la accam bi ci des tamit mooy boo ci jëmee sentiment bi ngay am daat ne li fi jot a jaar 1960 ba léegi Senghor jaar na fi Abdou Diouf jaar na fi Ablaye Wade jaar na fi ba ñu ngi ci Macky Sall li fi jot a jaar tegalu fi ci ay régime bu fi ñëw def na fi fukki at wala lu ko ëpp te bu ñëw rek ba nga yaakaar ne ba nga ne naa ko xeex mu jóge fi beneen ñëw ba ñëw yées ko mu juraat ci yow découragement nga ne lii daf may tardeel kooku mooy li dellu ci ndaw li ci boppam sentiment boobu mën na ko animer ba du sawar leneen li muy li ko wër am na ci yu koy décourager te mooy déception bi nga xam ne nii moom la ndaw di am léeg-léeg ci parti politique yi mu gis ñuy doxal politique ak niñ koy doxale mën na cee am gag-gag li ñu tuddee l'échec et la déception suscitée par les partis politiques beneen bi ci des mooy ñi la wër ne la jaru ko ndaw nga demal toppatoo sa njàng nga def lan ngay lu la jaral ngay dugg ci politique boo xam ne rayante la politique boo xam ne nangam la bu dee fii Sénégal ñu naan dañ lay liggéey léegi nga dee politique moom boo ci dugg faaw nga am bopp boo ko deful gars yi dañ lay sacrifier léegi faaw nga am gàllaaj faaw nangam parce que loolu c'est un vaste débat muy politique ak mystique en Afrique ak sorcellerie sax politique et sorcellerie en Afrique am na ñu ci bind ay téere am na benn président africain damay bañ a tudd turam day voyager wax ñi mu àndal ne leen bon man de toute façon maa ngi jëm ci président diw mais bu ma demee je ne vais pas lui serrer la main et je ne vais pas manger aussi chez lui je vais pas lui serrer la main maanaam du ma ko nuyu te du ma fa lekk du ma fa naan ndox nee na ñi mu àndaloon ne ko monsieur le président lan ngay def mu ne leen baal leen ba ma àgg rek bi muy wàcc avion bi la lëmas loxo bi bànd ko ban ñëwee ñu jàkkaarloo mu def ko nii ne ko sama loxo day metti bi mu ko dalalee mu toog fa ñu indi yëpp tegal ko mu ne ko damaa woor bi mu paree gars yi laaj ko ñi mu àndaloon laaj ko ne ko lii lu tax mu daal ne parce que c'est un grand féticheur xërëm rek lay dunde te bu ma fi lekkoon mu gaañ ma bu ma ko joxoon loxo mu gaañ ma kon yooyu aussi xëy na mi ngi ci contexte africain bi ba tax ñu bari léeg-léeg ragal ko et puis boo gisee expérience su ñenn ñi ci jaar aussi nekk ay jeunes cadres wala ñu nekk ay jeunes intellectuels nga gis li ñuy daj ak ni ñu leen di briser nga nekk jeune intellectuel cadre am sa teraanga dugg ci politique ñu yàq sa dund yàq sa carrière sosal la dugal la prison yàq sa dund expérience yooyu ñi koy gis du ñu bëgg ki leen jege di ci dugg dañ naan boo ci duggee problème nga ciy jëlee facteur décourageant la mooy lu ñu tuddee la dissuasion de l'entourage immédiat ndax dañ naan politique bi ah yow liggéey nga jàng ba am sa diplôme bi yaa ngi liggéey yaa ngi sa place bi wala yaa ngi nangam bi lan moo la xiir ngay dugg ci politique boo ci demee sax man bi may dugg ci campagne bii rek am na ñoo xam ne bi ma leen seetee yaa ngi dugg ci lu garaaw
ci yenn mbokk yi yaa ngi waxuñu ko pour yàqal la mais ñeewante tax yaa ngi dugg ci lu garaaw baatu yaa ngi dugg ci lu garaaw boobu rek boo ko déggee déggaat ko rek mën na laa tiital moo tax kon loolu it dafa bokk ci yi tax jeune bi du sawar ci am engagement ak li ma wax ci liñ fi jot a gis muy ay yàqu-yàqu waaye loolu li muy am boo ko nattalee ak enjeu yi nga xam ne moom la participation jeune bi am ci politique da ngay xam maanaam boo defee le pour et le contre lii ñu may tiitale pour ne bu ma ci dugg ak bu ma ci duggee lim nar a defar donte man dama ciy loru te l'intérêt général wala fi ñu jëm bu baaxul ci man it baax ci génération yi di ñëw te jar na ko boo ko xoolee foofu da nga sañ a ñeme dugg ndax àdduna aussi dama jàpp ne du rek dañuy liggéey pour ni garab gi ñuy jëmbat faw ñun ñoo war a wattu weñ meññant bi suñ ko defee suñ dund amatul sens da nga dund jëmbat garab goo xam ne wóor na la doo ci toog ca ker ga doo lekk ca meññant ma mais faw nga jëmbat ko ndax loolu mooy jox sens sa passage sur terre parfois nag sensu sacrifice boobu ak abnégation boobu maanaam ñu bari léeg-léeg duñ ko am mais jeunesse bi pour ñu dugg engagé wu ci politique dafa am ay enjeux bi ci njëkk mooy ndaw ñi wax naa ne sànq seen poids électoral moo fi ëpp ku ndaw ñi jàppale ak jigéen ñi nga gañe waaye léeg-léeg da ngay seetlu ne bu élection amee paa yi ñooy njëkk a dem paa yi suba teel ñu dem voter suba teel ñu dem voter et pourtant paa bi voter am 70 ans wala mu am 80 wala mu am 85 ans wala mu am 75 ans ci waxin moom vote bi muy def bu doon boppam rek la amalatu ko njariñ ci avenir am parce que plan Sésame a ngi fi mi ngi faju xëy na am na doom ju ko yor retraité na mi ngi yor pension amatul benn ambition ci àdduna boo xam ne ni jaral warante na koo jaral sax yenn yi kon bu jógee di ko def par devoir la ko def ak citoyenneté mais ki ci gën a am intérêt pour def ko xool fi nga xam ne nii fa la yëf yi jëm mooy jeune bi kooku mooy bi ci njëkk mooy jeune bi poids électoral bi mu am pour peser de tout son poids pour changer la situation mooy li xale yi doon wax léegi jëli carte rek nga rang mu xaw a metti nga daal di gedd daal ne jaraluma ko yooyu mentalité yu mel noonu mooy tax dara du changer Cheikh Tidiane Gaye daana ko wax nee na am nañ ay baat yoo xam ne nii bokk na ci li ñu tardel nee na bokk na ci njariñ loo fekke nee na bokk na ci yi nga xam ne nii tax na réew mi dara du fi sotti ndax tey jii boo duggoon ci benn affaire ñu ne ah moom de xam naa njariñ loo fekke lii lu ko jar njariñ loo fekke automatiquement bu ñu la ko waxee te amuloo conviction bu dëgër mooy loolu moom pare nga ca bi ci des mooy influencer l'agenda politique seen parti bokk na ci enjeu yi mooy ndaw ñi ñoom ñoo war a fexe ba agenda politique bi maanaam li ñu doxal ci réew mi seen baat dugg ci ba nga xam ne nii nañ ko bëggee la ko nit ñiy defee bi ci des tamit défendre les intérêts et les préoccupations des jeunes parce que comme jeunesse yi ñoo fi ëpp te seeni problème ak seeni préoccupation moo fi ëpp mais seen participation moo leen di may kii nga xam ne nii moo gën a am vision wala moo gën a am yitte pour satisfaire seeni problème ñu mën ko fay teg mais pour ñu teg ko fa il faut ñu engagé wu politiquement problème mu emploi problème mu éducation problème mu responsabilisation des jeunes yii yëpp
seeni préoccupation la te pour mu mën a sotti faaw ñoom ñu dugal seen loxo ci biir bi ci des mooy li ñu tuddee renouvellement de la classe politique lii tax loolu mën a am renouvellement de la classe politique maanaam fii ngay gis Sénégal koo xam ne bi Senghor di falu mi ngi bokkoon ci cabinet Senghor Senghor dem yàkkale ko Abdou Diouf mu ànd ak Abdou Diouf ba yëg ne parti socialiste ma ngay bëgg am problème mu daw làqu ca Wàdd boot ko def ko ci bagaasam ba Wàdd jóge fii mu ñëw tafu ci Macky ba nga xam ne nii buy dox day sukkootu waaye du bàyyi am na sax ñoo xam ne nee nañ jël nañ retraite tardivement bu yàggul jël nañ retraite politique mais renouvellement de la classe politique pour mu mën a nekk il faut des jeunes engagés parce que renouvellement bi dafa am étape yu muy jaar xale bi war na maanaam jeune bi war na jaar ci phase apprentissage parce que loo nekkul ndongam doo nekk sëriñam apprentissage ci wàllu politique te dafa nekk lu doy waar loo xam ne sëriñ Moussa maa ngi ko dégg mu koy fàttali barki démb ci cassette bu mbokk bi Abdou Fall tegoon ci bi sëriñ Cheikh di ñëw di ko laaj di ko ñaan ijaza ci charia ijaza ci xaqiqa ijaza ci tariqa mu may ko ba mu ko laajee bu politique mu ne ko nag xanaa ba ma xool ko ndax politique diine istighfar boo ci defee bàkkaar mu dindi ko waaye bu dee politique dafa garaaw kon faaw mu am apprentissage foo ci jaar bi ci des tamit bu phase apprentissage bi jàllee mu am benn phase de transmission ci culture politique ak ci ay valeurs ak ci savoir faire yoo xam ne ni mënoo ko bañ a ñàkk soo bëggee am taxawaay ci wàllu politique faw nga am jaar-jaar boo jaar parti pur école la am nañ l'école du parti am nga ay mag yoo xam ne ni am nañ expérience politique boobu ngay wut faw nga jaar foofu loolu moo lay may culture boobu ak assise boobu ngay am bu ñu demee ba nga xam ne nii génération bi jiitu dem na ba temps war a jeex benn problème du am pour ñi leen féete gannaaw ñi leen féete gën a féete ndaw te gën leen caa toll ñëw occuper seen place kooku beneen enjeu la ci te renouvellement te lu am solo la gis nga politiciens yi ñuy xas ci réew mi bu ñu fi nekkul woon it daañu ko wuti xam nga loolu mooy paradoxe bi tey bu ñu toogoon nekk ku nekk ne bëggumaa nekk président Sénégal gépp ñëpp ne man daal affaire président neexuma fu ñuy mujj parce que mënuñu koo ñàkk société humaine la philosophe bi daf ne l'homme est un animal social nee na doomu aadama mënul dund kaayun ijtimaai la mënul dund fudul ci pénc nag buñ ko waxee dañ koy organiser buñ ko organiser faaw pouvoir am pouvoir bu amee faaw am ku ko jiite nécessité la kon loolu moo lay wan ne faaw jeune bi enjeu yi nga xam ne nii moo nekk ci mu engagé wu politiquement ku tudd engagement politique nag taxawaay am taxawaay bi nag ñaar ñoo am le militant wala le sympathisant et le sympathisant bari na ku ne militant la fekk doo militant àggagoo ci militant ci degré militant ci sympathisant nga yam te danaa teqale lan mooy militant ak sympathisant militant mooy kan te boo tuddee engagement rek militantisme tax ñu koy wax parce que ku taxaw fële di seetaan kooku amul engagement taxaw fële rek daan ne lu gaa yi wax gaa yi dañuy font rek nangam Sénégal du baax man maa ngi dem naa ni sama attaay tëdd ku la topp dara du fi baax militant nag mooy kan mooy koo xam ne nee na dafa am ay conviction profonde dafa gëm parti bi mu bokk comme politique la ñuy wax daf ko gëm et est prêt à assumer publiquement ses convictions mooy ki nga xam ne pare na
pour conviction yooyu mu am mu assumer ko publiquement mu wane ne man fii laa bokk te lii laa gëm parce que politique nag laajul dugg ci ruq ak di ko làq politique moom rëbb ca coow la beneen bi tamit être animé d'un esprit qui l'amène à recruter d'autres personnes par souci de gagner le maximum de gens à la cause de son parti mu ne du yem rek ci gëm na wane na ko ba ñëpp gis ko waaye day sol dàllam it fexe ba ku mën a xëcc mu xëcc la ku mën a xëcc pour nga bokk ak moom ngëm-ngëm bi mu xëcc la kooku mooy militant xam nga ki nga xam ne dañ na ko demal xëcc keneen kooku kay waxuñu ko moom mu dem keneen xëcc ko ki dem di xëcc keneen faf moom mu dem keneen xëcc ko waaw li ma benn waaye wax ne ma sama benn wëllëre mu ne ma waa ji dafa ñëw ci sëriñ bi ne ko man de dama laa jox ndigal pour que dama bëggoon ñu jàppale diw mu ne ko sëñ bi fi mu ne nii sa carte woowu laay wax ndax man it doo ma ko jox pour ma jox ko diw waaw fekk booba nee na Abdou Diouf la ak Cheikh Anta Diop nee na mu ne ko man kay li may xalaat mooy sa carte wii lay wax man nan lay fexe ba xëcc ko pour jox ko Cheikh Anta c'est-à-dire que c'est ça le militantisme mooy prêcher la bonne parole fexe ba li nga gëm nga fexe ba xëccaale ci ay nit ñu gëm ko mooy slogan bi ñu fi joxe woon benn jamono un militant dit électeur yow militant nga waaye ay électeur ngay wuti électeur mooy ki nga xam ne ni moom rôle am mi ngi yem ci jour vote bi jot na mu may la kartam parce que wax nga ko lu ko doy mais yow nag militant nga militant mooy ki nga xam ne nii dafay liggéey pour indi ñeneen mais ki nga xam ne nii vote jot na rek mu dem dugal kartam mais kooku du militant ñu ne mooy ki nga xam ne tamit s'engage formellement dans le parti mooy ki engagé wu formellement ci lu leer naññi lu amul benn doute ci parti bi contribue au parti en donnant son temps ses réflexions ses idées son argent ses avoirs matériels etc mooy ki nga xam ne nee na dafay dolli parti bi dafay jël li mu am di ko def ci parti bi jël temps di ko def ci parti bi jël xalaatam di ko def ci parti bi jël ay idéem di ko def ci parti bi jël alalam di ko def ci parti bi lu mu am rek yëg ne parti bi soxla na ko mu jox ko kooku mooy le militant mooy ki nga xam ne tamit il participe à la réflexion la prise de décision et la mise en œuvre des décisions au sein du parti mooy ki nga xam ne dafay ñëw aussi ci parti bi pour yokk parti bi xalaat fu ñu war a xalaatee mu xalaat fu ñu war a waxee luy doxale parti bi mu wax ko waaw le maam Seydi El Hadji Malick radiallahu anhu waxoon nee nañ dafa soxla woon xalaat mu woo ay nit nee na am ñoo xam ne dañ ne ko si daal ñun loo wax rek lañ wax mu ne kon baax na beneen yoon ba muy wootee concertation mu ne yéen moom baax na jarul ngeen di ñëw comme maag yéen a bokk xalaat yéen moom toog leen rek ma xool ñi nga xam ne ñoom daañ ma jox xalaat maanaam kon boo bokkee ci mbir moomu da ngay war a fexe ba chaque fois fu ñu daje pour joxe xalaat ngay joxe xalaat nag mais nag joxe xalaat yu positif lañ wax maanaam mooy xalaat yoo xam ne nii day jëmale mbir mi kanam pas lu koy màbb kooku mooy le militant sympathisant nag mooy koo xam ne nii parti bi neex na ko mi ngi topp parti bi gëm na sax li parti bi joxe ci xalaat waaye nag foofa la ca yam bu voté jotee it mën na koo voteel bu voté jotee mën na koo voteel kooku mooy sympathisant foofu la yam dama ne nag buñ ko xoolee bari na ñoo xam ne ñi ngi naan ay militant lañ fekk ne àggaguñu ci gratu militant ci sympathisant lañ yam te bokk na ci devoir am mu
respecter texte parti bi respecter règle parti bi n'être militant ou sympathisant d'un parti autre que le sien mooy ki nga xam ne ni tamit du nekk militant du nekk sympathisant beneen parti bi mu xasee nekk militant maanaam ŋarale du ko def du ŋarale waaw am na ñuy ŋarale ci diine am na ñuy ŋarale ci politique te loolu ñàkk conviction la rek ak ñàkk gëm la nga nekk mooy ki nga xam ne tamit du soutenir beneen candidat bu dul candidat partem kooku mooy militant du soutenir beneen candidat donte ñun gisoon nañ nag ci élection locale yi ne bari na ñoo xam ne nii xëy na dañ naan ña nga fee ba pare di yër fee wala sax ñu dugal seen loxo fee mooy ki nga xam ne tamit nee na du def mukk benn déclaration politique lu dul am na autorisation parti bi maanaam mooy discipline de parti un militant doit être discipliné te léeg-léeg nag nga gis ñoo xam ne moo dañuy xëy rek def benn déclaration waxoontuma la sax wax ko publiquement mais ak réseaux sociaux yi léegi te li ngay bind mën naa mi ngi engagé sa parti nga xëy rek bind dara dugal ko ci net bi wala dugal ko ci groupe WhatsApp yi bu ko defee mu dem te loolu mën na nekk loo xam ne nii mi ngi yàqal cause bi nga bokk mi ngi yàqal parti bi nga bokk kon mën nañ ci yam foofu ci ki nga xam ne mooy militant mais militantisme boobu ak engagement bi nga koy def da ngaa bëgg mu efficace da ngaa bëgg mu efficace da ngaa bëgg yow politique bi nga ci duggee da ngaa bëgg bàyyi ci parti bi lu parti bi jariñoo ci sa bokk mais ki bokk ba pare te ak bokkam jariñul dara kooku dañ koy limaale rek li benn kilifa politique waxoon benn boroom xam-xam waxoon kilifa politique ne ko nit ñi kenn du leen wàññi dañ leen di peese ne ko nit ñi kenn du leen wàññi dañ leen di peese maanaam ku ci nekk sa poids mooy déterminer sa importance moo tax pour jeune bi nag am poids ci biir partem am rayonnement ci biir partem amal njariñ partem dafa am ay préalable te préalable bi ci njëkk maanaam préalable mooy loo xam ne nii faaw jeune bi wut ko def ko ci boppam préalable bi ci njëkk mooy la formation ku tudd jeunesse et engagement politique mënoo bañ a wax formation bi nag dafa am ñetti dimension dafa am la formation idéologique la formation politique et la formation technique la formation idéologique mooy bi nga bokkee ci parti bi PUR par exemple comme PUR lañ bokk war ngaa am une formation idéologique du PUR ndax da ngaa incarner parti bi te mbir boo ca bokkee war ngaa xam lan moo ko laytaayal lan mooy idéologie parti bi fan la maanaam lan mooy xalaatam balluwaayu xalaatam lan la ñu ne la c'est le président du parti le responsable moral Cheikh Seyd Mouhamed El Moustapha Sy xalaatam gis-gisinu àddinaam moom leen jël def ko muy suñ cëslaay ci politique gis-gisinu àddinaam te gis-gisin boobu mooy li ñu ne c'est l'humain lañ def au cœur de nos préoccupations maanaam nit akuk nite moom lañ jël def ko mu nekk ci xolu suñuy yitte ak suñuy xalaat loolu mooy xalaatu sëriñ bi nit ak nite parce que ki nga xam ne nii defar nit moo ko tax a jóg kooku bu duggee ci politique tamit nit kooku nga xam ne nii moom la bëgg a defar moom la bëgg a delloo njukkal ba nit ki yëg ne dignité humaine am préserver nañ ko ci dimension yi mu toll yépp nag moo xam bu intellectuel la moo xam bu spirituel la moo xam bu matériel la li mu soxla lépp ñu mën ko yëwanalal ci biir doxalinu politique ba li xelam soxla mu jot ko li ruuxam soxla mu jot ko
li yaramam soxla mu jot ko pour mu nekk un homme équilibré loolu nit ki daf ko war a xam ci idéologie parti bi xam lan mooy ay valeurs yu parti bi xam lan mooy principe yi mais it nga xamaale yeneen idéologie yi yeneen idéologie politique yi nga xamaale leen pour mën a comparer ñun suñu idéologie nangam la ah nga ne ko ñun de bokk ñoo gi yéen ñun nangam ak nangam mooy suñu idéologie dama mës a fekkee benn réunion yàgg na ñooñu sax xam naa ay communiste lañ woon ndax ci parti communiste yi nekk ci Sénégal kenn moom laa ci doon waxtaanal mu ne ma ñoom suñ daan def réunion mu ne ma am na lu ñu tuddee woon le quart d'heure idéologique maanaam dana am 15 minutes yoo xam ne nii idéologie parti bi la ñuy jàngal ndaw ñi di leen ko fàttali moo tax idéologie boobu dëgëroon ci ñoom ma ne ko nag xam nga lii ngay wax nii da nga ne quart d'heure idéologique la ma ne ko ñun bu ñu ko doon def ci diine da ngeen naan endoctrinement la ma ne ko yéen maanaam li ngeen di tuddee le quart d'heure idéologique rafetal ngeen ko te benn la rek mooy gëmloo nit ki li mu nekk ñaax ko ci sensibiliser ko ba mu gëm ko ma ne ko ñun bu ñu ko defoon ci suñ cadre daayira da ngeen naan endoctrinement la da ngeen endoctriner xale yi gis nga tubaab baat yi ni mu koy def fii mu ne quart d'heure idéologique boo waxee yow mu ne endoctrinement luñ bëgg a ñaawal ko mais luñ bëgg a rafetal ko ci seen kàddu yooyu seen baat yi moo tax àdduna bi tukku ne ci loolu bi ci des mooy nga jàng sa parti xam ko kañ la sosu nu mu sosoo fu mu jaar ba agsi fii projet de société am lan la maanaam te sëñ Moussa moom daf ne woon moom société en projet la wax maanaam xam nga projet de société sax mooy ki koy tëral am na lu ko wóorul ba mu jeex mais ki nga xam ne nii société en projet la moom dafa xam ba pare soog a bind dafa xam fi mu jëm ba pare soog a bind kee nag mën naa am ci biir bi muy bind la soog a xam fa mu jëm kee nag daf koo xam ba pare ba mu leer ci boppam ba pare mu soog a jóg bind te loolu lu ci am solo la kooku mooy formation idéologique bi c'est important lii ngeen def nii beneen yoonee woo leen ku mel ni jiite wala Cheikh Youm wala keneen ci parti bi mu def wala l'école du parti Idrissa Mbeng ñu ñëw defal leen l'idéologie du parti jox leen ci historique gu parti bi ngeen xam ko parce que loolu daf leen di may ngeen nekk à l'aise ci li ngeen nekk ba fu ngeen dem ngeen xam ko beneen formation bi mooy lu ñu tuddee la formation politique maanaam war nañu fexe ba ndaw li dugg ci politique ñu jàngal ko doxalinu politique mu xam surtout les institutions Assemblée nationale parce que ñu ngi jëm ci législative yi les communes le gouvernement les pouvoirs exécutifs législatifs etc. ak institutions yi fonctionnement bi lan la yan ñoo leen régir le fonctionnement de l'État état mooy lan état mooy lan définition de l'État la kii waxoon xaw ma nit ci la xaw ma kan mu ne c'est un monstre froid moom nee na état njuuma moom noonu la ko firee nee na état njuuma la waaw dañ ñii naan la mythe la lu kenn xamul la qu'est-ce que l'État yooyu nit ki daf ko war a xam institution yooyu fu ci nekk ni muy fonctionner dëgg la da ngeen ko jàng sax ci école daañu leen ko jàngal mais façon bu gaaw lañ leen koy jàngale jàll te ñëpp aussi xëy na amuñu chance dem université jàng droit te engagement politique bi pour ñëpp la ñi nga xam ne amuñu chance boobu aussi war nañ leen mën a jàngal les institutions ñu gën ko xam
le mode de fonctionnement des institutions mais beneen bi formation bi c'est l'actualité politique boo nekkee jeune am engagement politique war nga xam l'actualité politique ce gouvernement bi position yi muy jël sur les questions nationales et internationales war nga ko xam moo tax jeune bu engagé wu ci politique kuy am curiosité intellectuelle la ab jeune bu nekk ci politique nekk ci daayira nekk ci jamono dafa war a am curiosité intellectuelle di gëstu maanaam ñu ne la guerre am na Ukraine nga ne sama yoon newu ci man Sénégal laa dëkk déedéet d'accord Sénégal nga dëkk mais xoolal guerre ba lan moo ko waral Poutine mi ko taal lu tax mu taal ko lan mooy ay objectif am logique de pouvoir yi ci nekk ban impact lay am sur les relations internationales et cetera et cetera donc kooku curiosité te curiosité intellectuelle boobu moo lay yóbbu ci ñaar da nga koy fonk da ngay fonk di wax xam li ñuy wax ci médias yi mais da ngay fonk gëstu aussi di lire journaux yi mais di lire téere yi loolu mooy yokk sa culture politique loolu moo koy yokk ci yow te culture politique dafa am solo mais bu fekkee ne nii am nduxum mooy loo xam ne nii dara nekkul ca biir kooku doo mën a taxaw pour sax défendre un projet de société cohérent parce que dara newu fa ay question de gouvernance économie bi nationale bi nan lay doxee systèmes sociaux yi muy l'éducation la santé fu ci nekk nga xam lan mooy fii foo ci dem ci Sénégal am na ay textes ay code minier code xawma nangam code yu dul jeex trajectoire état bi nga xam ko la trajectoire de l'état sénégalais yooyu moo lay may en tant que jeune engagé politiquement nga mën a amal njariñ sa parti mais amal njariñ sa bopp mooy deuxième formation bi troisième bi c'est la formation technique te mooy préparation bi nga xam ne nii moom la ndaw li war a préparer boppam pour ëllëg bu ñu ko dénkee responsabilité parce que politique bu la ci kenn nax dañ ne parti politique li ko tax a jóg mooy la conquête du pouvoir muy dox jëm ci doxal réew te doxal réew nag ay niveau la am nañ fii ñoo xam ne nii ay élus lañ ñi ngi ci municipalité yi ñi ngi ci conseil départemental bu ñu fa jógee am na ñoo xam ne nii ay élus la ñuy doon au niveau de l'Assemblée nationale am na ñoo xam ne nii ëllëg ay directeurs de société la ñuy doon wala ay ministres la ñuy doon wala ñuy gérer ay institutions kon am na benn ay capacité technique yu ñu war a def ci moom capacité managériale management nga waajal ci sa bopp bu ñu la dénkee une organisation politique nan nga koy gérer gestion financière d'une organisation bi ci des tamit la communication politique formation bu technique la communication politique nan nga ko war a defee xam nga léeg-léeg wolof nee na màccinu dimb dana tax dimba wex communication politique lu jar a jàng la léeg-léeg nit dana wax ci politique ñëpp wan ko gannaaw parce que na muy waxee la na muy waxee noonu la parce que la mu wax day tax ñamu nekkal wax ja choqué leen fii am na fi benn candidat bu fi nekkoon ci présidentielle yu yàgg bi muy wax ci waa kaw gi ñi dëkk ci monde rural bi mais na mu waxee ñoom tax na ñi dëkk ci monde rural bi ñëpp révolté wu te pourtant la mu doon wax xëy na daf leen di yéene woon lu baax mais nam leen ko waxee choqué na leen ba ñëpp wan ko gannaaw pourtant moom dafa yaakaaroon ne li muy wax lu baax la waaye ñàkk maîtriser la communication politique tax na mu échoué gis nga général de Gaulle ci ñi gënoon a mën communication politique la bokk mais bokkoon na ci secret le général de Gaulle mémorisait apprenait par cœur ses discours bu ñëwee day mel ne day irtijaal fekk ne da koo jàng ba mokkal ko Senghor da daan de Gaulle laa wax de Gaulle il apprenait par cœur ses discours bu génnee nag tàllal loxo yi parce que c'était un tribun maanaam waxkat la woon waaye daf daan mokkal
ay discours am bu génnee irtijaal ko loolu moo nekkoon secret bi ci des mooy management des équipes ñiñ la booleel nan nga leen di manager fexe ba téye leen ba yor leen diriger leen te duñ la ragal duñ la yeb loo leen sant ñu def ko loo leen tere ñu bàyyi ko te doo leen menacer doo leen saaga doo leen xulli parce que loolu la ñuy wax influence dëgg-dëgg dañ ne ki ko am mooy ki nga xam ne nii li mu bëgg ñëpp daañ ko def te du menacer du saaga du xullee technique boobu ngay jàng ba mën a composer ak ñooñu ah loolu farata la yooyu mënul ñàkk pour ndaw li aussi am ko point bu am solo la nag point boobu ma toll muy la formation idéologique la formation politique la formation technique suñu ndaw ñi nañ ko jëli parce que xam nga lan moo tax boo bëggee am engagement politique te amuloo bagage yi la war a accompagner doo ci sori bi ñuy def local yi nii mais lu ñu doon wax profil la ñuy wax profil mooy lan nit ki yan diplôme la am fan la jaar lan mooy CVM lan mooy ay aptitude am ndax li ñuy xalaat ne war nañ ko koo dénk ndax mën nañ koo dénk nit ku am jaar-jaar bii ak ku am xam-xam bii bu fa xam-xam ba nekkee ñu am yaakaar dëgër rafet njort rafet bu fa xam-xam ba nekkul njort du rafet ci ne dana ko mën a yor lu fa jikko nekk lu fa jikko nekk bu fa xam-xam ba nekkul du sotti jikko jiitu nag inni xafizun alim xafizun waaye alim jikko ji bi mu ñëwee ndax président pur moo la yar la ci organisation sociale bu mel ne Moustarchidine pendant 40 ans ba def ci yow valeurs yi kon jikkoong fa léegi nag alim mooy aptitude technique yi war a ñëw pour nga mën koo booleeg jikko ji ñu la nàmpal pour mën a taxaw et ça c'est important kon ndaw ñi loolu point boobu dama ciy taxawaat nañ ko gën a bàyyi xel ndax moo ñuy dimbale ba li ñu soxla ci wàllu parti bi ñu mën koo def ak compétence yi mu war a àndal yépp nag compétence yi mu war a àndal nga war koo acquérir li ñu tuddee compétence relationnelle foofu lay daaneele parce que waxtaan bi dafay gudd dañ koy dagg xëy na beneen yoon ñu àggale compétence relationnelle mooy ndaw li war naa fexe ba am capacité mën a nekk ku tisser ay relation ku bëgg a def politique te relationnel amuloo ko doo sori mooy ñi ngay dégg rek ñu naan mënuñoo indi ñetti nit te nag relationnel ku ko bëgg faaw nga am yitte faaw nga amal nit ñi njariñ faaw nga xam ni ngay communiquer faaw nangam muy relationnel faaw mu am nit ñi lu leen di xëcc jëmale ci yow xëy na nag bu ñu ko waxee fu mel ne Louga ñu ne ñiy lal basang ñoo koy am ak ñu demee noonu wala ñu yore xaalis déedéet du loolu nit mën naa bañ a yor lal basang mën naa bañ a yore ñaari dërëm te am relationnel man mën naa jàpp ne Gora Gueye mii ku am relationnel la par exemple c'est pas un milliardaire c'est pas un millionnaire mais réussir na ci relationnel mooy savoir créer un réseau waaw compétence yooyu am solo la ak capacité de négociation capacité analytique capacité administrative ainsi de suite li ma jot a wax ci compétence technique yi wala formation technique bi yóbbaale na loolu dafay gudd te li ma bëggoon wax ci thème bi yëpp xëy na danañ amaat beneen occasion ñu àggale ko mais li am solo mooy ku bëgg a soppi jamono faaw da ngay taxaw Serigne Cheikh moo ne woon dans la tendance actuelle des choses on peut citer 100 systèmes mais ces systèmes dans leur diversité et malgré leur diversité n'en constituent pas moins un ensemble cohérent de développement maanaam pour mooy li mu bëgg a wax foofu mooy bari na fi lu ñu fi tudd waaye nee na gisu ci lu jëm kër kon nag bu ñu yàlla boolee ñu ñëw ba am kilifa mu am parti ñu naw xalaatam naw gis-gisinu àddinaam
naw léppam mu dugal ñu ci biir jox ñu ci ndigal ñu engagé wu ci biir yaakaar mën naa am kon engagement bi fii bu ñeneen ñi engagé woo une seule fois ñun war nañoo engagé triple engagement ngir yàlla ak suñ kilifa ngir yàlla ak xalaatam ngir yàlla ak pénc mi soxla na ko parce que le Sénégal en a besoin damay rappeler toujours te foofu lay daaneele lu suñu mbokku Mamadou Djité le maire de Thiès Ouest docteur Djité dafa waxoon ci suñ tournée politique yi ñu doon def ne jot na Sénégal ñu def les assises de l'après Macky Sall les assises de l'après Macky Sall c'est pas pour le partage du gâteau maanaam duñ ko waxtaanee comme na tubaab yi defoon ca congrès de Berlin teg carte Afrique mii mu mel ne ab gâteau bu rëy ñu teg ko ku nekk di paaj naan man maa moom lii français yi ne ñoo moom lii britannique yi ñoo moom keneen mu ne déedéet du partage du gâteau mais dañoo war a teg Sénégal ñu ausculter le Sénégal def radioscopie de toutes les maladies du Sénégal depuis les indépendances jusqu'à présent maanaam Sénégal lan moo ko tax a tardé politiquement Sénégal lan moo ko tax a tardé économiquement Sénégal lan moo tax a tardé système sanitaire bi système éducatif bi lan moo tax tardé mbay mi jikko politique yu yàqu yi lan moo ko waral nee na bu ñu paree ci loolu ñu ne plus jamais ça lii bu mu fi amati bu ko defee ñu mën a dem ndax loolu mooy tax vraiment réew mi génn ci guuta gi nga xam ne nii ci la nekk 60 ans ñu ngi ci guuta 60 ans sëñ Moussa wax nañu ko nee na biñ ne réew mi maam Cheikh nee na nañ ko sang mu ne janaaba yi ko topp a tax nee na janaba topp na ko ca Senghor jum sanguwul mu jeneen janaba topp ko ca Abdou Diouf janaba topp ko ca Ablaye Wade ba ci Macky Sall janaba ju mag ji topp ko léegi yooyu sangoogu ko ba léegi nee na kon faaw ñu sangu ko léegi nag loolu pour loolu mën a nekk faaw jeunesse bi taxaw. d'accord naa nag ne politique yi ñaar ñii liñ leen di nax moo ëpp liñ leen di jariñ muy jigéen ñi ak ndaw ñi jigéen ñi buñ ñëwee ñu baal ma ci femme pure yi bokkuñ ci dañ leen musooruloo sol leen déguisement tàccloo leen wayloo leen feccloo leen ñu xumbal meeting yépp buñ paree dellu seen kër seeni dàll dagg ñu ñaq ci yoon wi buñ demee duñ xam lu ñuy def te pourtant ñoom ñu gën a sonn ci réew mi seeni borom kër seeni doom nangam te yépp ñoo koy taxaw ñu sonn ñaareel bi mooy jeunesse bi da ngay dégg ñu leen di jeter ay fleurs jeunesse bi c'est l'espoir de demain mooy fer de lance mooy l'épine dorsale mooy la cheville ouvrière les politiciens ne manquent pas d'éloges envers la jeunesse mais en réalité sur le terrain pratique defaluñ dara jeunesse bi dañuy def jeunesse bi parce que li ñuy def mooy li ma benn mbokk waxoon ne ma sëñ Babacar moo firi politique nee na politique bu njëkk picc yi dañoo daje ne saako dugub benn ci kaw munuñ faa àgg nañu tong benn picc ba mu àgg bu àggee mu bëtt ko ci suuf dugub ju rot ñun ñëpp ñu jariñ nee na loolu bu njëkk la waaye nee na bi mu yàqoo picc yi bi ñu tongee picc ma ba mu àgg ci kaw neen du ko bëtt ca kaw moom di xéew li ñu ci suuf jotuñu dara som benn waay ne ma benn tunisien la mu ne ma mooy raconter benn anecdote nee na waa ji dafa ñëw benn maire d'une grande ville africaine dem seeti benn collègue maire am bu nekk en Europe nee na bi mu ñëwee hôtel bi mu dal nee na maire bi nga xam ne nii ab tubaab la daal di wax maire africain bi ne ko gis nga place bi ngay seen tabax ba la ngay seen mu ne ko waaw mu ne ko man maa ko tabax waaye liñ ma joxoon pour ma tabax ko cof naa ci tuuti di ko wax ko ndànk nag ne ko cof naa ci tuuti di ko kenn yëg nee na ba ca déwén saa maire bi nekk Europe ñëw seet si maire Afrique bi mu ñëwee nee na mu dalal ko fa mu ko dalal nee na ko mu ne ko gis nga lële mu ne ko lan mu ne ko lële mu ne ko fee dara newu fa mu ne ko waaw la fa waroon a nekk xaalis bi yëpp maa ko def sama poche maanaam kële moom coppati na baaxul sax waaye coppati na defar lu yéeme kii nag moom daf ne foofu lépp foofu mu tegal ba ci ne ma waa ji dafa ñëw ci tribunal bi pour wax la kon corruption
corruption détournement d'objectif ak sax crime économique ci bu njëkk bi mu ne bi ci des waa ji dafa ñëw nee na ci juge bi mu taxawee ci juge bi nee na te waa ji nee na ab leel la leel mooy am koo xam ne bopp bi karawaanu ci nee na bi mu ñëwee juge bi ne ko waaw sëñ bi ndax yow yaa fekk yëf yi mu ne ko wallaahi sama karaw bopp yi sax dafa taxaw mbir mi ba ma ko gisee damaa tiit ba sama karaw bopp yi taxaw nee na mu ne ko làmbal sa bopp bi mu làmb muy leenu kese mu ne ko ku amul karaw bopp nan la ay karaw bopp di taxaw c'est-à-dire que kon loolu moo ñuy jàngal ak naxaate yi nga xam ne nii ci lañ nekk ci système bi yëpp Mansour maa ngi yemale foofu kàddu gi di nuyu ñëpp mais nag ñu may ma vraiment ma dernier mot ma sant j'avais pas l'occasion depuis élection locale yi ma sant bu baax a baax fédération pure départementale bu Louga di sant tous les responsables Gora Gueye mi ñoom Oustaz Mbaye Diop Oustaz Ahmed Sow Oustaz Amadou toute l'équipe le directeur de campagne surtout Mansour Fall toute l'équipe yi nga xam ne nii jàppale woon nañu la jeunesse pure de Louga seen engagement ak seen détermination di sant responsable yi nga xam ne yëpp ñoo nekk dans le département campagne bu mucc ayib engagement bi taxawaay bi yëpp te jàpp nañ ne ñun li ñu am c'est une victoire te c'est un grand gain politique boo xam ne nii buñ ko utiliser ëllëg yàlla mën naa def Louga gii dana bokk ci yi nga xam ne nii politiquement dana changer bu dul ci ñun tamit di suñ rakk yi nga xam ne ñoo fi nekk asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.